Babacar Touré nuyu naa la. fay naa la mami. Babacar gis nañu actualité bi bees fan yi di nekk ci mbiru Khalifa Sall bi CEDEAO àtte na ne détention bu Khalifa Sall dafa arbitraire ñu la doon laajte lan moo ci sa xalaat. waaw xam nga lu ñu war a njëkk a firi moo di lan mooy détention bu arbitraire moo di téye bu tegawul ci yoon loolu moo di détention bu arbitraire condition yi indi détention yu arbitraire dafa bari ma xamloo leen nit détention arbitraire mooy téye bu tegawul ci yoon jotewul ci dara ak est-ce que kii luñ koy tuumaal moo ko def wala defu ko. cour communautaire bu CEDEAO dafa di ab tribunal boo xam ne lu muy saytu mooy est-ce que nit ki ay àqam ak yelleefam est-ce que nangul nañ ko est-ce que jox nañ ko àqam ak yelleefam loolu lay xool maanaam bu ñu jàppee tey nit ci kaso bi ñu ne dafa sàcc ginaar wala dafa sàcc xar cour CEDEAO du xool ndax sàcc na wala sàccut li muy xool mooy bi ngeen ko jàppee ni dafa sàcc est-ce que àqam ak yelleefam dox ngeen ko mu mat sëkk loolu moom la ñuy seetlu mooy est-ce que les droits de l'homme de la personne ont été respectés loolu la cour boobu di saytu cour de justice bu CEDEAO ma xamal leen ni ab tribunal la boo xam ne ci ay ressortissants CEDEAO c'est-à-dire tribunal bu Sénégal dafa yónnee ay juges ay magistrats ñu dem siéger ci tribunal boobu dëkk bu nekk ci 16 états yi nga xam ne ñoo formé CEDEAO ñoom ñooy yebal ay magistrats pour ñu dem former tribunal boobu ñu teg ko mu nekk Abuja ca Nigéria. tribunal boobu gannaaw bu ñu communauté muy Sénégal muy Mali muy Gambie muy Guinée nangu ni dañoo bokk ci benn ensemble dañoo xalaat ne loi wu dëkk bu ne maanaam dafa mel ni loi wu Sénégal loi wu CEDEAO moo koy féetee kaw loi wu CEDEAO boobu nag la muy atte loolu la ñuy wax ça va s'appliquer c'est-à-dire ñoom bu ñu dafa mel ni tey bu ngeen amee xuloo bu ndaw ci quartier bi da ngeen di woo chef de quartier mu ñëw atte su ngeen déggoowul ngeen di dem police bu ngeen fa nekkee ñu auditionné leen déggoowu leen dañuy jël dossier bi yóbbu ko tribunal atte CEDEAO noonu la mel bu Sénégal atte ba pare bu ñu yóbbatee dossier bi dañ ko yóbbu cour bu CEDEAO li mu atte rek dafay mel ni tey nga ñëw chef de quartier la mu atte ak li tribunal atte noonu la mel donc cour CEDEAO mu féete kaw cour tribunal bu Sénégal bu ñu waxee loolu ba pare lan la ñu toppee tey Sénégal lan mooy wax ji dañu ni téye bu ñu téye Khalifa Sall respecté wuñu àqam ak ay yelleefam xaw ma da xam yéen a ngi fàttaliku cour CEDEAO du ñu xool ndax Khalifa lu ñu koy toppee 1,8 milliard yi est-ce que jël na ko wala jëlu ko parce que loolu beneen wax la mais si cour CEDEAO lu muy xool est-ce que bi ngeen jàppee Khalifa Sall ci loolu ngeen koy toppee àqam ak yelleefam jox ngeen ko ba mu mat sëkk loolu la cour bi xool bu ñuy fàttaliku Khalifa bi ñu ko njëkk a interpellé dañ ko yóbbu section de recherche ba ñu koy auditionné foofu ki di Maître El Hadji Diouf moo nekkoon avocat am dafa ñëw mu ne dafa war a fekkee li nga xam ne moo di audition am parce que dafa am Sénégal dafa bokk ci ensemble ni mu bokkee ci CEDEAO noonu la bokkee ci UEMOA du ñu wax Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest nga xam ne 8 états ñoo ko ŋànk juróom-ñetti réew yooyu dañu ne ci seen charte article numéro 7 dañu ne képp ku nu jàpp garde à vue bu ñu la yóbbee commissariat de police officier de police judiciaire yi amuñu droit policiers yi amuñu droit laaj la lu dul say avocat taxaw loolu mooy recommandation numéro 7 bu UEMOA mais policiers yi ak gendarmes yi dañuy abuser dañuy profiter parce que sénégalais yu bari africains yu bari xamuñu seen droit ci wàllu boobu buñ la jàppee dañ lay laaj automatiquement sa xel nga wax ñu signé la léeg-léeg sax ñu wax la loo waxut léeg-léeg ñu xoqotal la léeg-léeg ñu dóor la léeg-léeg ñu fitnaal la nga wax loo waxut ñu signé la tey jii bu avocat taxawoon sax danaan signé nga ko ci procès verbal te tribunal loolu lay basé ne yaa ko waxoon signé nga ko donc dañ lay condamné te la cour bu UEMOA ne tey képp ku ñu jàpp ci 8 états yu UEMOA yi mun la yóbbee police wala gendarmerie automatiquement
sa avocat dafa war a taxaw balaa ngaa tontu laaj yu jógee ci policiers yi kaawu Khalifa Sall bi ñu ko jàppee dafa ne il faut que avocat am ñëw Maître El Hadji Diouf bu mu ñëwee section recherche dañ ko ne du ko gis bu ngeen di fàttaliku Maître El Hadji Diouf defoon na nga di conférence wax ni dem naa di seeti Khalifa bañ nañu ma gis ko donc muy première violation ci ay droit loolu la cour CEDEAO seet mu ni àqam ak yelleefam joxuñu ko ko donc deuxième boobu muy le 31 juillet bi passé le 31 juillet 2017 Khalifa Sall fal nañ ko mu nekk député gannaaw bi ñu ko téye ci kaso bi depuis mois de mars loi au Sénégal dafa ne képp ku nekk député en période de session parlementaire kenn amul droit denc la ci kaso dan la war a bàyyi automatiquement ne woon naa la ci njalbeen gouvernement Sénégal wala état du Sénégal wala officier de police judiciaire yi nga xam ne ñoo représenté état du Sénégal violé nañu saafaañe nañu li nga xam ne mooy àq ak yelleefu Khalifa Sall ci garde à vue bi mais deuxième violation bi mu ngi amee keroog bi mu faloo député ci guddi gi dañ ko war a bàyyi waru fa fanaan ñu continuer di ko téye ñu ne amul immunité parlementaire xam nga yaa ngi fàttaliku Seydou Guèye Sidiki Kaba mi nekkoon ministre des affaires ministre de la justice ñu ne woon amul immunité parlementaire ba ca gannaaw sax ñu ne am na immunité parlementaire dem saaxee député yi pour nous voter pour ñu lever immunité parlementaire ndax ñu mën koo juger ñaari point yooyu ci la cour bu CEDEAO seet ñu ni kii àqam ak yelleefam joxu leen ko mu mat sax da ngeen ko violer alors en matière de droit quand il y a violation bu fekkee ne am na nit ki da ngeen xotti ormaam joxu leen ko àq ak yelleefam tribunal dafa naan tout de suite da ngeen ko delloo àqam ak yelleefam mais bu fekkee nit dañ ko jàpp dugal ko ci kaso ci base violation nañu koy réparer moo di bàyyi ko loolu moo tax tey avocat wu Khalifa Sall yuuxu ne CEDEAO jox na leen raison état du Sénégal nee na dégg naa li ngeen wax je prends acte mooy maa ngi leen di jël en considération li ngeen wax juge bi kii di Lassana Diaby président procureur cour d'appel mu ni recommandé nañu bàyyi Khalifa Sall parce que ñoom ñëpp dañu voté dañu jël seen souveraineté dénk ko CEDEAO Sénégal nag mënul nekk exception mami bu CEDEAO ne attaqué leen Gambie on est prêt yónni suñuy soldats yóbbu leen Gambie pour ñu dem dàq Yaya Jammeh parce que ñu ne CEDEAO moo ñu ko wax bu CEDEAO recommandé daal Sénégal nekk na ci bu CEDEAO ne leen nekkoo leen ci yoon ñu ne fàllewuñu CEDEAO loolu mënul nekk loolu mënul continuer violation des droits li ñuy wax détention arbitraire lii di ñaareel yoon ñu koy teg ci Sénégal loolu daf ñu war a yóbbu ñu xalaat lu bari parce que yaa ngi fàttaliku ci même condition waxoon naa ko ci benn émission la ñu waxoon kii di Karim Wade ngeen jàppoon ko CEDEAO moo njëkk ne da ngeen violer àqam kon bu ngeen ko téyee détention arbitraire la ñu dem ci groupe de travail des Nations Unies moom it ne leen denc bi ngeen denc Karim Wade détention arbitraire la il faut ngeen dàqal ko gis nañ ni malgré tout Sénégal téewoon na Karim ba après la que président gracier ñu may ko Khalifa Sall puisque dafa def appel nekkuñu au bout du processus donc ma gëm ni état Sénégal ba léegi mun na nekk ci position boobu bañ parce que position la même chose gisoon nañ ko ci kaaw Karim Wade bañ nañu dem ba sës est-ce que léegi bi yoon état du Sénégal dina entendre raison c'est-à-dire dina dégg ne léegi dinaa ko dàqal mu arrêté ak ni mu mënti demee parce que yeneen dossiers ngi ñëw yoo xam ne dinañu condamner Sénégal aussi bien devant la cour de la CEDEAO mais bu ñu demee ci groupe de travail des Nations Unies dinañ condamner Sénégal mu di kaawu ñi nga xam ne ñoom la ñu tuumaal ci ni ñoom ñoo rey ay nit fële ci Casamance ci Boofa parce que bi ñu jàppee ñooñu amu ci kenn ku ci bénéficier assistance au avocat gendarme yi dañ leen jàpp auditionné leen entendre leen dugal leen ci kaso bi ba bés bu may wax ni ak yow tey amaguñu avocat alors que UEMOA dafa ne bu leen jàppee tout de suite avocat daf leen war a taxaw c'est-à-dire ñoom bu ñu amulee moyen jël avocat
état du Sénégal moo war a jël ay avocat d'office pour nu taxawu leen li ko mooy c'est toute la procédure qui est nulle. xam nga bu ñu nee une procédure est nulle c'est grave de conséquence c'est-à-dire li ngeen liggéey depuis ci njëlbeen bi li ngeen ko tuumaal li ngeen ko jàppee li tax ngeen téye ko loolu lépp c'est nul jël sànni leen ko ci mbalit ma mais loolu su ngeen ko sànnee ci mbalit ma nit ki da ngeen koy bàyyi mu dem yoonam. mënuma comprendre depuis 2012 ba tey procédure dossier yu mag yi nga xam ne gouvernement état Sénégal doxee na ko lépp dafay laaj lépp Sénégal dañ ko ciy toroxal lépp duñ ci amee ndam. Parce qu'en quelque part il y a un problème bu fekkee ni besoin politique la gouvernement bi dafa bëgg coûte que coûte téelu ay noonam comme ni ko opposants yi di waxee conseiller juridique yi conseiller autour de ces dossiers là dañu war a seetaat seeni mbir parce que lii mënut a continuer parce que dégg naa ñu bari waxaat nañ ci dossier bi ku mel ni Seydou Gueye ni du ñu déglu CEDEAO wala li CEDEAO wax engagé wuñu dégg naa kii di ministre bi di Mansour Faye au passage ma xamal ko ni moom am na beneen yitte am na leneen lu ñu koy xaaree lu dul mu wax nu ci waxu Khalifa Sall moom la ñu dënk lii nga xam ne moo di hydraulique te tey Sénégal depuis presque at boo duggee Parcelles Assainies boo duggee Grand Yoff boo duggee yenn quartier yi da ngay yéemu ci yàlla nit ñi dañuy rang di uti ndox ñii di dem ci wetu géej di gas pour am ndox li ñu desee rek mooy taxaw ci mbedd bi naan maam yàlla may ñu ndox. loolu ab république buñ ko dënkee ab ministre ñu dënk la position bu mel noonu soo ko matalulee dañ la war a démettre waxuma la nga démissionné dañ lay démettre te tey encore ñu ngi jëm ci vingt ans yi nga xam ne SDE def na ko Sénégal ñu ne tey nañuy xool ndax SDE moo fi toog wala beneen société lañ fi toog ñu nekk ci crise ndox bu garaaw a garaaw nit ñi di xëy ay 4 heures du matin di xaar di ubbi paan yeewu toog di xaar pour mu génnee tuuti ndox wala ñii di daw ci koñ yi di yor ay barigo ay bidon ñii fu ñu liggéey la ñuy jënd bidon ndox dugal ko ci taxi yóbbu pendant ce temps ministre yi nga xam ne moom la ñu dénk wàll woowu léegi mu démissionné wala mu jox ñu ay explication yu ñu bëgg a dégg ay waxu Khalifa Sall la ñuy wax dinañ ko bàyyi ak duñ ko bàyyi keroog Pierre Goudiaby Atepa wax na lu am solo nee na dëkk bi waxuñu dara lu waxu politique ba lépp li nga xam ne sax waxu développement la kenn waxtu ko mu di retard bu garaaw boo xam ne il nous appartient à tous ñun ñi ñëpp ñu jóg pour dàqal loolu. su may delluwaat encore ci détention arbitraire bi nga xam ne cour CEDEAO wax na ko ma fàttali leen ni première personne en tout cas ci Afrique ki ñu jugé détention ñu ne lii détention arbitraire la Nations Unies wax ci moo di Thierry Michel Atangana benn Camerounais boo xam ne téye nañ ko pendant 17 ans ci benn garde à vue waxuma la prison de c'est-à-dire benn biir gendarmerie ñu dugal benn nit ci suuf ci benn néeg ñu téye ko fa 17 ans. man maa doon son conseiller en communication ci Paris man ak sama équipe ñoo organisé woon conférence bu mag bi mu def Paris gannaaw bi ñu condamné gouvernement camerounais bu Paul Biya ne détention arbitraire la def kii di Thierry Michel Atangana moom moo personnifié li nga xam ne mooy détention arbitraire moo tax man fu mu mënti nekk que ki ñu téye en détention arbitraire mu tudd Karim Wade wala mu tudd Khalifa Ababacar Sall wala keneen man mënuma seetaan détention arbitraire ma croiser les bras dégg naa ay juriste wax ko dégg naa ay nit wax ko tey dinañ dem ci Sénégal ba dinañu créer législateur en tout cas maa ngi leen di invité ci loolu ñu créer crime c'est-à-dire képp koo xam ne téye nga nit nga dugal ko ci kaso te teguloo ko ci dara bu boobaa juge boobu depuis ci policier ba ci juge yi képp koo xam ne bokk na ci ñi permettre ñu téye nit kooku ci kaso bi te ñu leer la ni kii deful dara wala boog ni ñu ko téyee teguwul ci yoon ñu denc ko fa parce que ci leen neex nit yooyu ñu traduire leen devant des tribunaux ñu condamné leen pour crime man loolu mooy doon sama yéene loolu mooy sama yéene te loolu mooy doon sama rêve parce que détention arbitraire bu fekkee ne dal na sa morom nga noppi parce que Karim Wade la tudd dal na keneen nga noppi parce que Khalifa Ababacar Sall la tudd bés bu yegg si yow
doo am kenn ku la taxaw pour défendre ko alors suñu combat wu ñëpp la war a doon Khalifa kenn waxul sàcc na wala sàccul détourné na wala détourné wul est-ce que war nañ ko topp wala toppuñu ko mais yat biñ ko dóoree moo dul yat bi teera bu simple te ji bu nit ñëwee mu këf sa téléphone daw nga génnee sa pistolet nga dóor ko bal mu dee yow kenn dootu la waxati waxu sàcc bi de waxu rey bi la ñuy wax nit ñëw dugg sa kër sàcc sa télé dem jaay ko nga xam ne moom la nga dem nga jàppoo ak seen waa kër ngeen dóor ko ba damm ay loxo mag affaire yooyu balaa ñoo atte yow sa télé wala sa bagage yi mu sàcc lu ñuy atte muy dóor bi nga ko dóor loolu moo ñu dal ci affaire u Khalifa Sall moo ñu daloon ci Karim Wade tey looloo ñu dal ci kii di Khalifa Sall